Leral.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. salaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen bëgg di leen ziare yéen ñi nga xamante ni si yéen a safoo ak di seetaan leral.net ba tax na nag tey dañuy dalal un grand homme fii ci Louga Ndiambour Ndiaye xam nga ne bu ñu nee Ndiambour dañu naan Ndiambour dëkk culture ndax ñëpp xam nañ ne Louga dëkk culture la ke ñëpp xam nañ ko ci culture dañuy dalal ki nga xamante ni si moom mooy suñu tonton Ngary Mbaye boo ko tuddee xel day dem ci lépp loo xamante ni si rek ci culture la jëm avant loolu tam dañ lay bàyyi nga présenté wu wax li nga xamante ni si moom mooy sa cursus. waaw Maguette maa ngi lay nuyu baax di la jaajëfal man Ngary Mbaye laa tudd dëkk fii ci Louga laa juddoo fi laa yaroo fi laa màggee fi laa jànge alxuraan fi laa jànge école suma niveau troisième la parce que voilà fa laa après mujj ci dugg ci yeneen activité voilà très jeune teel a génn aussi nekk ci yeneen i bagages voilà ñibbisiwaat toujours nekk ci culture parce que bi may commencé def culture à l'école nekk école laa commencé def culture. xam nga boobu ñu ci théâtre yu mel noonu depuis loolu aussi mu intéressé ma ma di ko def am ci jaar-jaar yu bëree bëri ci biir culture bon gannaaw njàng mi def naa mécanique beaucoup de choses ah di ci yëngatu mujj mu nekk ci rajo nekk ci presse di ci yëngatu yu bëree bëri mais culture bi daal laa gënoon a visé bi may xale xam naa loolu la ma yàlla fayee bon bi ma gën a doon mag gën ko bëgg. parce que man dama gis ni culture mooy àdduna c'est la vie comme àdduna la te yaa ngi ci àdduna donc foog nga def jëfi àddina donc parce que dafa am solo ci nit soo xamee lan mooy culture parce que culture mooy nga xam sa bopp ki xam boppam nag donc lu bari du ko réer ci àddina donc jaar-jaar yi foofu la voilà loolu daal mooy jaar-jaar yi nga xam ni gannaaw bon nga xam ni boobu dund biir la loolu mooy jaar-jaar yi macha allah. waaw macha allah tonton Ngary dañuy faral di naan bu ñu tuddee culture xel yu bari tam mais ak foo mënti nekk sa xel day dem ci Louga. parce que Louga xam nañ leen ci tëgg fecc way ak yeneen yoo xam ne ci culture lay yëngu nan nga gisee culture bi biir Louga. waaw xam nga culture comme ni ko gars yi waxee Louga fecc mi way mi yooyu yëpp ci mu ngi ci mais culture bi ci gën a yaatu dafa dem ci religion xam nga religion dafa bokk ci biir culture. waaw parce que li tax mooy gars yi yàlla yëpp dañu am kër Louga. Serigne Touba fi la jëlee départ moom El Hadj Malick fi la njëkk a samp këram Cheikh na Cheikh Saad bu dem Saad mi njabootu mi ngi Louga bari na ñoo xam ni ay nitu yàlla lañ Louga mooy seen base kër maam Cheikh Mbaye kër maam Abbas bari na ñoo xam ni loolu mooy culture bi njëkk. donc mu am benn troupe bu tudd cercle de la jeunesse ñu créé ko le 1er juillet 1951 man mii ca laa yaroo cercle moom moo toqantal moo fa laa yotil bari ci culture. nga gis ni it muy théâtre di danse lu mu ci musique ñoo ci daan raw fépp. foofu lañ tolloo ci jamono parce que dañ ko gëmoon ñu bari tey ci lañ tukki ci lañu tedd ci lañ am place ci administration donc loolu tax culture Louga yaatu woon am solo lool mais ñu tudd ko capitale culturelle du Sénégal c'est vrai mais lu ci bari mi ngi commencé dañ c'est vrai mi ngi dañ parce que boo xoolee culture bu njëkk ak léegi ça fait deux donc gëmatuñ ko liñ ci ëpp luñ gëm mooy dañ ci jaar pour tukki waxuñu sax liggéey mais tukki lu ñu bari te ku tukki dootoo ñëwaat mais nag loolu dafa am lu nekk ci biir ci ñàkk a tukki bi ñàkk a ñëwaat parce que boo demee voyage nga def 3 mois ci àll bi France fi Italie Europe par exemple nga ñibbi sa aéroport wàcc ñu jox la benn 150 000 wala 200 000 francs mieux vaut nga toog boo toogee da nga am lépp loolu moo tax ñu bari dem te ku dem ñëw aussi dootoo fàttaliku ni culture moo la yóbbu. macha allah tonton Ngary li nga wax noonu xale yu bari dañuy dem man dama ci gis jeunes yu bari yoo xamante ne si dañ ciy jaare soit bu dee métier tëgg bi la dañ ciy jaare pour dem bu dee fecc bi la dañ ciy jaare pour dem naxante ba dem ca bu ñu demee du ñu ñëwaat est-ce que ñi nga xamante ne si ñoom ñoo leen jàppale financé leen ban jaare ci dem est-ce que ñooñu dinañ ñemewaat financé waat ci culture dugalaat ndax am na ci ñu bari ñoo xam dañuy jaare dem ca doo leen gisaat déjà ambassade yu bari boo fa déposé pour voyage dañ koy rejeté war na parce que bon bu ñu gisee Louga rek déjà moom mooy dañ ko rejeté parce que li ñu wax mooy boo leen bàyyi dem duñ ñëwaat li ko waral mooy Louga bon gis ngeen situation ni mel aussi amul usine lu bari ci liggéey amul fii culture bi moo fi nekk tey bu fekkoon dafa am ay salle de spectacle di nga mën def ay création di def spectacle yoo xam ne bon du doon gratuite maanaam ku dugg da ngay fay bu ko defee artiste dana ci mën dara am dara kii créateur bi aussi am dara ci loolu mais malheureusement amul salle de spectacle amul yu mel noonu amul usine yoo xam ne gars yi mën nañ ci dóor waar parce que commerce bi bon ñeneen ñoo ñëw def ko finalement yow mi nga xam ne fecc nga mën gën a mën wala bon way lañ gën a mën wala ñeneen ñi
soo amee chance su génn rek parfois bu la yàlla dimbalul da ngay dem toog boo demee toog nag ki nga xam moo créé woon loolu promoteur bi dootul mën a am buntu boobu ci ambassade yi parce que da nga koy wax ne boo foo déposé ñooñu duñ ñëwaat te xam nga loolu dafay yàq diggante réew ak réew dafa indi problème diplomatie indi parce que bu la may visa par exemple pour nga dem France accepté ni war ngaa ñëw pour def fi 15 jours mais finalement 20 personnes yi nga yóbbuwoon kenn ñëwul dafay doon ay bon clandestinement lañ fay nekkee muy problème boo xam day judd loolu tax aussi mu am problème. voilà moo ko indi doo am papier da nga fay yàgg finalement bàyyi sa kër plus de 10 ans dootoo ñëwaat finalement am ñoo xam dañu mujj rester à vie loolu lépp mooy problème bi donc moo tax. léegi lan nga xalaat ni moo war a doon solution bi ba loolu bi même bu jeexul sax mu wàññeeku. waaw loolu mooy ñu am création yu ñu def jeunes yi gëm seen bopp tuuti mooy Europe neex na mais métti na neex na ci boo amee kayit di nga mën a am dara mais neexul ci boo amul kayit nga nekk fa di laqatu di nëbbatu aar bi nga doon def dootoo ko def. parce que amatul foo ko defee donc dootoo ko mën visible kenn dootul mën a gis donc la nga doon def yàqu na mënutoo génn finalement da ngay mujj doon leneen ci jaay leneen wala nekk ci yeneen yoo xam ni yow li nga pratiqué pendant des années mënutoo ko exploiter parce que perte nga ko donc il faut la ñu am ay salles de spectacle à Louga comme capitale culture Sénégal man dama koy xeex damay amul c'est pas vrai amul parce que Louga amul benn salle de spectacle boo mooy surtout li fi nekk mooy centre culturel mënut a jël 300 places. tey boo musiciens yi ay Wally Seck wala yeneen ko fi jëloon foo koy dugal foo koy yóbbu moom mais du concert am parfois am soirée mag ñi mën fa dara mais fan ban saal nga ko yóbbu amuloo ko donc yow boo defee création bi gën a baax fan nga koy wane amul donc finalement li ngay def mooy jouer spectacle kenn def ay manifestation wala pour prestation benn 20 000 30 000 yorul ay gars yi mu ta nekk donc finalement il faut la ñu am salle spectacle gars yi toog seen bopp def ay création nangu ni mën naa dem France defi ay prestation mais dama ñibbi si waat mais bu yow mi promoteur bi yóbbu gars yi boo yóbbu ban fay jox leen ci aussi ku ñëw aéroport na am dara 500 000 wala 600 000 yu ñu yóbbu këram pour mën a toog 2 mois 3 mois préparé waat mais bon bu ñëwee nga jox leen 100 000 francs 150 000 bala ak si këram 80 000 francs ci 3 mois àll loolu su kooku def mu daw donc il fallait promoteur yi yóbbu gars yi wàññi ko ci loolu parce que xam ne loolu mooy dawloo gars yi parce que yóbbu ñu ku bëggoon dem Europe faf nga yóbbu ko mu xalaat di moom bu demee aéroport 100 000 150 000 francs day toog foofu. macha allah dama dégg ci sa biir wax aussi nga wax lu am solo muy religion ak culture. ke ñun suñu nee religion ci biir Louga suñu xel day dem ci fi nga xamante ne si mooy waa kër Maam Cheikh Mbaye. waa kër Baye Sam Mbaye est-ce que mën nga ñu wax tuuti ci seen diggante religion ak culture diggante boobu. waaw xam nga foofu dafa am solo Cheikh Al Kabir dëkk fii ci Louga moo jur Baye Djili Mbaye jur sëñ Sam Baye Ibra ñoom ñëpp Baye Youssou. di famille boo xam ni ci loolu lañ leen xam Baye Djil def fi lu bëree bëri ci Louga ci Sénégal en général voilà Serigne Sam danaan wax bi àdduna sosoo ba tey lu ma fay laaj ci xam-xam ma wax la ko jàmbaari l'islam te it noonu loo question boo posé mu répondre la nga gis ni Serigne Touba bi mu jaaree jeewal Louga la jëlee départ le 12 août 1895 ci gare bi la jëlee mission pour dem liggéeyal yàlla ak ñun jaam ñi fii ci gaaru Louga bi fi la départ dem Saint-Louis wàññi ko bon yóbbu ko feneen ak feneen nga gis ni Cheikh Ibrahima Fall way juróom ci njàmbur la bokk ndànd amoon na soxna fii ci jëleerlu sill Serigne Abbas nga gis ni dañuy wax Abbas ibnu Cheikh loolu lu xóot la loo xam ne dafay naqaree toj nga gis ni maam El Hadj Malick bi mu jugee Ndar gaayee Ndar Louga la ñëw bon tasa fekk maam Malick Sall ñu xam ne ñoom ñaar mënuñoo bokk Louga parce que ñaari kàngam lañu kenn ki débarqué wuti Tivaouane bàyyi fi maam Malick Sall mais Serigne Babacar Sy fi la njëkk a jënd kër yaayam la fi jël ko maam Daba mi ngi fi rakkam yu jigéen maam Soxna Astou ñoom ñëpp ñu ngi fi nga xam ni que Soxna Astou Sy Malick Louga tey bàyyi nañu Serigne Mouhamadan gis nga ko fi ko papaam bàyyi ba tey mi muy ko du fonk lool chérif yëpp fii la ñu samp seen kër dëkk fii kon Louga ku xamoon li ci biir dëkk bu doy waar la bu yéeme la ci culture en général mais ci religion aussi muy lu ñu waroon a fonk parce que li fi làqu dafa bari tey doo xamee catholique bi ak jullit bi ci seen ànd ak yu bëree bëri donc mi ngi ci biir Louga mais daal Baye Djili ba tey parce que bi muy dund dañuy wax gàmmu Baye Djili gàmmu dafa mel ne moom moo ko daan organisé donc loolu li ko waraloon mooy yim daan def ci jàkk yi yu bëree bëri daan dimbali ci taxawaay boo xam yaatu na mais xam-xam aussi fa la nekk
donc loolu ba tey aussi mi ngi ci biir dëkk bi loolu daal muy religion bi nga xam ne mi ngi ci biir dëkk bi ñëpp a ngi fi maanaam religion yëpp ngi fi. catholique yaa ngi fi chrétien yaa ngi fi jullit yaa ngi fi mais confrères yi yëpp ñu ngi fi kenn ku nekk bàyyi sa morom xel. waa kër Thierno Mountaga Daha gis nga Thierno Mountaga Daha Dakar la noppaloo depuis 1957 ba 85 mun nañ ma yóbbu Louga bi ñu ko suulee na meloon la mel ñu indiwaat ko fii ci Louga tey gis nga ñu woon tey CRD bi pour préparer ko gàmmu gi nga xam incha allah mi ngi ñëw fan yi kon Louga dafa yéeme. waaw macha allah li nga wax ci wàllum religion lépp kon lan ngay wax jeunes yi nga xamante ni si ñoom ñoo dëkk biir Louga ci xamuñu loolu nga xamante ni si am nañ ko. waaw même émission rajo dama koy wax parfois dafa am loo xam ne warul leen ñoom warul benn jeune Sénégal jeune li ko war boo dee ndaw da ngay mat gi mooy moytu yu bari yu bon moytu yu ñaaw dara àdduna bu mu la jaral dugg ci loo xam da nga koy rëcc parce que ndaw bu tolloo ci doole da yaakaar ne dara teewu ko ci àdduna mooy xam ku góor wala ku jigéen da yaakaar ne lu taxaw ci kanam mën na ko incarner fekk ni li nga war a incarner foofu mooy am jom ngor ak fit dem ci kanam seet lu baax nga nekk ci moytu loo xam ni gënul parce que boo dee doom wax ma sax jullit kese mais ndaw rek en général dafa am taxawaay woon a taxaw gëm liggéey gëm góorgóorlu gëm yàlla gëm boppam gëm mag gëm ndaw su ko defee addunaam dafay mën a rafet surtout fonk liggéey loolu ndaw la ko def mën ngaa mucc xam sa diine. macha allah ni nga koy waxee ndaw bu loxoom setee mu mën a bokk ak ay mag tonton Ngari fii ci biir Louga aussi gis nañ ni culture bi avancé wul. lan nga yaakaar ni moom moo tax culture bi avancé wul lan moo tax mu reculer homme de politique yi dañ cey jàppul ñi nga xamante ni si ñoom ñooy ñu représenté Louga feneen ak feneen dañ cey jàppul wala lan la noonu. waaw politique bi politique culture politique culturelle bu Louga doxul culture bi. parce que mooy li wax sànq ci commence bu doxoon da ngay am salle de spectacle boo xam ni les grands musiciens mën nga leen fi indi nga ne yow nga yor compagnie mën a créer création yi doy waar dawal ko fi mën a am dara mais culture bi doxul parce que lu bari fa manqué ci wut tey man maa ngi organiser festival ak ñeneen mais parfois ñeneen feneen ñoo lay jàppale pour nga def ko donc te xam nga culture par exemple am na organisation xam boo koy def waxuma sax xaalis bi mais teewaayu kilifa dina tax ñiy jóge feneen ñëw naw la. voilà parce que tey yaa ngi koy def sa maire ñëw toog sa président conseil départemental toog sa gouverneur toog sa préfet toog autorité yëpp toog nga am ñeneen ñoo invité feneen ñu ñëw ñu nga ne ko gouverneur ngi nii maire baa ngi nii mais daf lay joxaat beneen respect fa am loo xam ni même alal ñeme na la ko jox parce que tey dafay wax ni ay autorités am ñoo ko encadré mais malheureusement problème boobu la ñu am parce que culture bi politique daf ci dugg malheureusement foo faral lañ lay wax kan nga faral alors boo nee parti au pouvoir nice boo nee opposition bokkutoo te culture xamul parti au pouvoir xamul opposant culture la donc ki ci nekk yow jàppale ko rek jàppale ko li mu moom parce que am xam bu ñuy wax subvention parfois du looy maye subvention ki am récépissé am programme moo ko moom am naa récépissé association am naa programme mais dama sañ naa demander subvention nga subventionné ma 10 millions lay laaj amoo 10 millions jox ma 2 millions su ma paree laaj ma rendre la rapport financier rapport d'activité su ma ko deful nag man maa la tooñ. non Louga moom problème mu subvention dañ ko am parce que subvention yi li nga wax sànq rek côté parti au pouvoir lay féete boo fa féetee di nga jël subvention muy étudiant ba muy culture muy keneen ak keneen boo fa féetewul doo jël subvention bi. moolul yoon parce que il fallait aussi suñuy dirigeant xam liñ doon ñoom man moom laa chaque jour dafa laaj formation gis nga boo dee maire wala nga conseil départemental wala beneen autorité dañ laa war a former ni ñuy former gars yi ENAM former leen fi ba nga xam yow administration boo dee administration nii ngay nekkee soo dee politique nii nga war a doxee il faut nga xam savoir faire les choses mais du nu ma neex laa koy defee non parce que culture ci àdduna bi yëpp tey boo gënoon dem ci réew tubaab bi da ngay wax man fan laa nekk tellement que yow sa bopp yaay xeeb sa bopp yaay wax man ndake man lan la dañ lay fonk téye la dañ lay dugal fu bëree bëri mais ñun dañuy am problème boobu fii ba tax na du sax lancer appel parce que lancer nañu appel ba sonn yàlla ci culture la ñu teg ci la ñu nekk culture ak sport ñoo bokk ndey ak baay nii nit ñi mën a jàppale sport ba mu dox mën nañu ko mën a jàppale culture parce que ñoo ànd déjà dama wax benn affaire mooy nawetaan dañuy ASC la ñuy wax association sportive et culturelle déjà AS la parce que culture bi daana am lépp théâtre ñu def sensibilisation ci benn thème année bi par exemple 2018 dañu dox ci santé wala environnement ñëpp ñëw ci la ñuy théâtre ci la ñuy football parce que yéen ñi dem stade seetaan football ñun ñu demul ñu ngi répété pour guddi jeu théâtre donc violence du daawul am su ko defee culture bi moom di véhiculer message bi nit ñi nga mën ci koñ yi ngay nekk am na acteurs yoo xam dañoo laaxatu nga génn leen ci ak lu mu ci mën a doon donc loolu moo leen importance bi mais amatul donc ñëpp ngi vise dem football yi
jeex na donc autorité yi wax dëgg yàlla ni ma koy waxee chaque jour man ku ñëw ma def ku ñëwul ma def su ma demee ba aw ma doole def ko ci mbedd ma yóbbu ko sama biir kër def ko fa xam naa sama jabar dana ñëw am na ay xarit yu ñëw daal ñëw seetaan li may def bon ku ñëwul aussi affaire la ku def sa xaalis mayoo ma ko man association moo am récépissé nga war ko caa def soo ko deful amul problème on continue ëllëg parce que benn affaire laay wax gars yi kenn du ñu dàq ñun kenn du ñu sanctionné ñun kenn du ñu fa affecté ñun parce que nous sommes des acteurs culturels liggéey nu ci administration comme ci mën a doon nag politique beeg boobu ci da nga mës a retraité mbaa ñu dàq la mbaa parti ba nga ne woon wàcc nga nekk ci leneen soo boobaa nag boobaa da nga tase nuyoo waaye doo wax expliquer parce que bi nga toll ci pouvoir wala dimbali te foo ko mais damay gis tey ki nekk ci dëkk bi nga nekk ci dëkk bi moo xam maire la wala conseil départemental nga am xaalis mais tabaxal salle de spectacle boo fi jógee ëllëg wàcc ki nga am succès wu ka salle bi kat maa ko fi tabax muy succès ci yow mais pourquoi ñu tey ku xew la Thiès ku xew nga may ko ay millions mais waa Louga bu ñu xewlee non 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 doo ma fa sax ñëw benn waaye lañ seet ca mbooloo ma ka ci gën a ñàkk solo ma yàlla baal yebal ko muy ñëw wax fi ay ñor lu ñorul donc loolu sabotage la donc moo tax gars yi toujours nañ dem on y va nañ dem ca kanam bu ñu xaar kenn ku ñëw nañ def ku ñëwul nañu def l'essentiel bu may def moom danaa bind lettre jox la danaa la informer danaa def demande de subvention pour li may def soo ko doxee baax na boo ko joxul sa affaire la man je continue xam naa ne bisa nga ñëw moom da nga wàcc fa nga ne man bu mu deewul du ma wàcc man. ca ku nekk da ngay gëm sa bopp tonton Ngari ci biir gëm sa bopp googu laay waxee parce que sànq da nga wax lu am solo nga ni am na looy préparé. yaa ngi préparé lu rëy. loo xamante ni si 3 jours la nar a doon loolu ngay préparé noonu lan mooy objectif bi luy but bi. waaw xam nga actuellement adduna bi ñëpp dañu dem ci modernité ci fecc meeg concert yeeg moi je dis que ñun dañu am tradition nitu tradition la ñu. pourquoi sunu tradition ñu bëgg ko bàyyi mu dem or que tubaab bi ñu toppandoo dafa fonk tradition du ko téye ñun moo bokk ci benn stage bu ñu doon di pas stage mais benn formation ci conte ak la parole bi ma def stage bu ma génn ma ne pourquoi ma di ko bàyyi mu dem non naa def benn association ma formé benn association en 2008 bu tudd ACORPI c'est l'association des conteurs pour la renaissance du patrimoine culturel immatériel bon ñu dem 2012 ma def première édition festival ñu ni bon du dem genre festival yi amul mais ñi xam ni am na solo mooy fexe ba indiwaat promouvoir suñu culture particulièrement suñu patrimoine donc ñi ko xam commencé xam ni lii war naa mën jëm kanam depuis 2012 ba tey di 7e édition boo xam ñu ngi koy préparé di ci gërëm bu wax nag ministère de la culture parce que bi ñu defee demande de subvention ñi déposé mat na 800 et quelques dépôts mais heureusement association bi dafa bokk ci yi retenir parce que projet bi amal na njëriñ réew mi ñu financé ko ñoom donc te noonu lañ ko waxee chaque année incha allah bu fekkee tey baax na chaque année aussi ministère jàppale loolu lañ ci doon wut parce que métti woon na trop màggat métti woon na non ni mu métti woon dafa ëpp parce que dem naa ba ceeb ba ne sama kër sax laay jëlee indi ñu sóor ko pour gan yi. ngoog day métti ñu di la seetaan ñu ni bon du gars yi duñ dem ñu dem 7 ans tey ministère gis am ci gis-gis wax dëgg yàlla pour jàpp ci pour doxal ko ñun li ñu mën mooy fexe ba tey bi nga xam ne am nañ partenariat ak ministère bi ñu def maanaam de maximum pour mu réussir pour que ñu mën a ëllëg ñu mën a rendre suñu document mën a amaat dara mais dañ koy préparer chaque année les compteurs ak ay compteuses jóge fu nekk ba daaw jege ci mujj li dégg ay conteuses espagnoles ay conteurs ñëw fi ñu am partenariat ak ñoom ba daaw maa ngi ci ñoom foofu en Espagne pour ñu def spectacle yu mel ne conte ay festival yu mel noonu macha allah ñu ren it ñoom dafa am ñu agsi Dakar ni pour ñëw parce que dañu bëgg def ko ñaari pays surtout ñaari régions yi muy Tenerife ak Louga toujours di ko def chaque année parce que xam nañ lan mooy tradition donc ci lañ nekk ni pour préparer ko muy 7e édition bi nga xam ne festival international la. noonu 2012 ba 2018 7e édition bi. lan lañ mën a xaar ci bu 2018 bi 7e édition bi. waaw innovation lañ ci bëgg a def parce que may wax ni booy def la renaissance du patrimoine fexeel gone yi xam ko surtout les écoles élèves yi bu ñu duggee ci biir danañ ci bàyyi xel ci conte yi la parole ak beaucoup de choses yoo xam ni ëllëg ñoom dañ ko mën a véhiculer parce que ci seen tradition la bokk donc moo tax juillet dañ ko daan def mais cette fois dañ ko indi biir novembre pour élèves yi mën a bokk ci biir def ay compétition conte compétition poésie ñu fexe aussi quelque def social ci prison bi
ak ñun ci mën a jàppale donc ñu taxawu leen bu ko defee parce que nag boo ne cosaan day taxaw jàppale nit ñi aussi donc moo tax ren innovation boobu la ñu am tuuti def aussi art culinaire mu am compétition art culinaire traditionnel togg yu njëkk ya donc moom ay trophée ay gagnants yu ci nekk ñu indiwaat coupé amoon na bu njëkk dañ koo bàyyi mu daan dajal jigéen ñu am entente seen biir voilà moo tax nag ñu créé ko ren am comme 4 zones yi nekk ci nawetaan yi 4 zones zone bu ne indi benn équipe ay jigéen ñu indi lañ ko daan defee traditionnellement nañ ko daan defee ñu defewaat ko noonu après su fekkee am nañ film yooyu ñu tegal leen ko ñu xool ñoom lañ def su ko defee ñoom chaque année daan ko gën a fonk parce que ñun loolu lañ ci bëgg lancer ko du tee nag ñu làkk tubaab làkk anglais làkk du mën a doon mais nag nañu làkk li ñu moom nañu jël li ñu moom nañ ko téye muy wolof bi pël bi tukulóor bi parce que ñoo ko moom après ñu bu tubaab ñëwee nga làkkanteeg moom la mu ca bëgg naar ñëw nga waxanteeg moom lañ ca bëgg mais li nga moom téye ko muy patrimoine bi dañ ko téye ba mu gën a dëgër loolu tax aussi sauvegarder ko daal lañ nar fi mu nekk incha allah. incha allah festival bi kañ lay am ba kañ lay commencé ak kañ lay jeex ak ñan nga xamante ni si ñoom ñooñu la ciy jàppale. waaw festival bi incha allah war a commencé le 30 bi après demain muy vendredi parce que aussi dañ ci dugal benn rubrique boo xam ni mooy hommage aux disparus de la culture lougatoise ñi nga xam ñoo nekkoon ci culture bi di ko sonn yàlla moom leen ñu jàngal nu tey dañ leen a war a delloo njukkal di leen fésal ñu dund ak ñun ba tey parce que ñun dama bëgg bu ñu fi jugee ñu bañ a naax saa yi ñu ñuy fàttaliku parce que moom la ñu am donc loolu tax ñoom ñëpp dañuy wàcceel kaamil le matin comme ay jurit lañu ñaanal leen def ay projection ci ñoom waxtaan ci ñoom donc fàttaliku seen njaboot bokk ak njaboot gi dund bis boobu samedi boo am ay prestation artistique fu ne bon compteurs yi am na ñoo xam ne agsi nañu ñi Dakar lañu jógee ñi Saint-Louis ñi Fatick partout au centre culturel premier jour bi fa lay am le vendredi dina am le matin bu defee wàcce kaamil bi 17h la ouverture officielle bi au centre culturel devant les autorités bu fekkee daan ñëw waaw xamul tax ma wax loolu. bu fekkee daan ñëw bi bëgg naa ñu wax ci après. voilà donc 17h30 la ñu def ouverture officielle bi devant les autorités bu fekkee daan ñëw ñu waxtaan ci hommage au disparu def li nga xam ni mooy allocution yi extra guddi gi mu am prestation artistique donc devant le centre culturel ci biti ñu def fa ay projection waxtaan ci patrimoine immatériel ba minuit mu jeex le samedi incha allah mu am compétition xale yi au centre culturel 9h ba midi ci conte ak poésie donc à partir de 16h ñu commencé art culinaire bi compétition bi 17h gars yi dem coupé ji donc bu ñëwee rek reer ba pare 22h ñu commencé war spectacle yi ba nga xam ni bon ba fajar gi daal le matin bu gars yi ndékkee delluwaat ci liggéey bi waaw. da nga ni autorité yi bu fekkee daan ñëw genre tonton est-ce que da nga def politique. waaw man daanaa politique depuis 83 j'étais très jeune socialiste dama jàng politique aussi ba 2000 ma bàyyi politique parce que bi ci saaga duggee ak dugg ci vie privée jàmbur ak xas nit moo laa ni lii man xajuma ci loolu parce que politique idée la ñu toog maa ngi yow def débat ci politique nga jariñoo li may wax ma jariñoo li ngay wax parce que ñun defe naa ni li tax a jug mooy sunu réew ba sunu dëkk. donc bu nee ba loolu dañ nga xam que ne ko da ngay provoquer sa morom pour indil ko problème àdduna may naa retiré wu ci loolu mais bu ma bàyyee champ bi ak gaañi ñu def nu lu leen neex ñoom donc mieux vaut ñu reprendre les choses après les choses dugg ci politique bi champ bi fekk leen ci liñ nekk incha allah bu ma paree yi may def nii parce que actuellement boo yëngalee ñu ni élection yee tax xëy bàyyi ba élection yi passé nga samp mouvement bi ba bëgg a samp ma samp ko parce que mouvement bi dafa lëkkaloo ak li ñuy def nii. c'est pour la renaissance du patrimoine culturel et matériel parce que nit ñi foofu ñu xamaat kin doon bàyyi saaga bàyyi xastante bàyyi et puis liggéey gi réew mi bàyyi luñ la jox nga lekk ko bàyyi gaañi yàq boo ne ndobbal tànk bu subaa ñu wàccee la nga jaar ci mbedd mi junni ça duñu rus aussi bu subaa nga maanaam gouvernement ba nga newoon ñu dàq leen daaw faale nit ñi léegi koy faale. yaa ngi xalaat duggaat ci politique Louga bëri na ay parti ñan nga xalaat ne ñoom nga war a mën a àndal wala yaa ngi kiy visé wala yaa ngi xool ki nga xamante ni si moom nga war a àndal. non du ma ànd ak kenn ci parti yi ma gis tey bu ma def bu ma dellu ci politique non parce que boo ànd ak ñoom yor seen jikko gannaaw jikko yi neexu la defal dana metti nag def bi mais moog lii may def culture mooy yem dama ciy wéet trop mais maa ngi ci 7 ans ci organisation yi mais ëpp na ko sax mais ci festival bi 7 ans parce que bi may def culture man j'avais 13 ans fukki at ak ñett à l'école ba léegi maa ngi ci bientôt léegi ma am 50 ans ba léegi maa ngi te duma ci lañ may suul donc moo tax bu ma dugg defee politique du ma ànd ak ñoom beneen système politique autrement lay indi ndax dinañ ñëw mooy le parrain du festival ren xam nga Idrissa Tall la le maire de Ngidi la
mooy parrain wu ren bi ñi ci ëpp ci ñoom gis politique pourquoi nga tuddee ko opposant mais kon kay Sénégal ku am doom tuddal ko Macky Sall ku am doom rek tuddal Macky Sall loolu du wax ji culture la yow li intéressé mooy nga tuddee ko par exemple tey bu ma ne woon Moustapha Diop maire Louga laa defee laa tuddee festival la majeure partie xam nañu wax day xaalis lay wut yàq nañ sama culture non du ma ko def noonu man du parce que li mu bëgg mooy nit ñi gis culture Moustapha Diop c'est le parrain officiel de la ville de Louga képp ku fi def manifestation bu mu mën a doon mooy parrain officiel parce que c'est le premier magistrat de la ville il faut ma xam loolu moom ngaari yëgal na ma yëgalu ma la mi en tout cas man maay premier parrain bi parce que non dama ko bind lettre ministère am yónnee ko yóbbu lettre maire yi jox ko parce que c'est le premier magistrat de la ville politiquement ànduñu ànduma kenn ci politique mais c'est le maire de la commune maire si la ñi fi nekk ñëpp autorité ku ci nekk jox naa lettre d'information ak demande de subvention pour le festival donc loolu ñoom ñoo des non ba léegi répondre ñu mais alhamdulilah ministère dem ñëw na géew moom ñoom fa nu wékku kilifa ga moom ñëw na géew pour ñu doxal ñun dañuy daanu moom ñëw na géew moom ñëw na moom ñoom bu ñëwul mu def bu ñëwul def na ñu ngi def donc ñëw na daf leen a war donc parce que même da gis yow màgg da nga am ay ganu tubaab tour daaw la ko dafa daaw jig ñu ñëw fii dem def tour parce que yooyu man du tubaab laa gëm déedéet mais am na lu la mën a jëriñ lu bari ci coopération da ngeen di yóbbu sax ci institution yi ñuy gisee neneen nga xam ni est-ce que ñii nekk ci institution est-ce que ñoom la donc dañu war a am l'homme qu'il faut à la place qu'il faut franchement par li ñu gis ci ñoom dafa doy waar moo tax ma la sànq ndax daana ñëw parce que dañuy gis ni ah sa waay comme opposant nga tuddee festival bi ñun ñu nekk ci parti au pouvoir xoolal wax jooju idée boobu idée dépassée la baaxul non neel kii dañ koo tuddee festival parce que xëy na am na lu tax su ñëwee ci biir festival moom dana wax lu tax danañ wax ñun lu tax ñu tuddee ko festival bi su demee ñu tuddee ko keneen parce que man je dis que bu déwénee ma tuddee ko Ablaye Wade. macha allah tonton Ngari pour terminer ban message ngay wax jeunes yi nga xamante ne si ñoom ñoo nekk biir Louga est-ce que yéen am ngeen genre école yoo xam di ngeen mën a toog culture bi ngeen koy jàngalaale xale yi. barki démb rek ñu ngi ci waxtaan CREPS mën na tey war nañu am école boo xam ne école de la danse école de théâtre école conte école yu bëree bëri ci biir matière filière nekk biir culture ñu fexe di participer ci école yi di waxtaan ak xale yi di leen am jour wala heure yoo xam ne dañuy ñëw ci culture ci waxtaan mais teg ko ci bañ a wut xaalis aussi parce que aussi malheur bi ñu jàpp màggat mooy loolu gis nga gars yi loolu def xaalis ci dara c'est ce qui est malheureux culture du loolu culture amul xaalis après la am xaalis après mooy nga dem ba former ci ay nit xale yooyu itam nekk ci beneen affaire tey léeg-léeg ñu fàttaliku la tabaski la jot ñu woo la grand bàyyi ma dugal la nangam parce que am na bis boo jaar ak ñoom ci culture fu bëree bëri loolu mooy importance mais culture amul xaalis donc il fallait Louga am école tey lu mel ni cercle de la jeunesse war na am école ak fi muy premier troupe bu Sénégal 1er juillet 1951 waroon na tey am école boo xam ni mooy jàngale danse parce que danse am na lu muy jëriñ nit ki di jàngale way di jàngale théâtre ak beaucoup de choses ñu créer emploi foofu ñoo xam dañuy jàngal gars yi même boobu fekkee état moo ko jël en charge mais malheureusement yooyu yëpp tey boo koy wax du xam lu ñu gëm fi ni politique c'est-à-dire politique daal ñu tàccu la politico le Sénégal gépp la léegi ku xew day laaj kii xew la fu mu far ah est-ce que moom du parti opposant wala nangam ak yooyu la ñuy calculer nga xam bon bu dee parti opposant du ñëw même li may def nii attan nañu créer leneen à côté def nañ ko 2016 su ma juumul bi ma def festival bi ñu créé benn affaire terrain basket bi pour empêcher nit ñi ñëw foofu mais xanaa xamuñu man li ma gëm man màggat bu ñëwoon ànd ak Babacar barke yonent ma def festival bi parce que ay nit la ñu yu représenté àddina gëw ma mbooloo man kon donc bu la neexee woo ñëpp yóbbu leen ci benn salle may leen xaalis man ma des fa ak sama ñaari doom def ñu festival bi loolu laa gëm man. lan ngay wax waa Louga. ñu gën a góorgóorlu te moytu politique bu salté bokk ndey ak bàyyi ay nit tàqale leen ñun fi fal ñëpp dañ leen di folli ñu gëm ni ku fi falu gars yi la fal màggate la fal Babacar la fal Ngaari la fal ñoo yeewu ndekki sunu ndekki sol sunu mbubb dem fal la sunu ñaar fukk ak juróomi dërëm ñu dagg TVA di la fay sa doom feebar ñu faj ko sa jabar feebar ñu faj ko ñun ñooy sa kilifa kon buñ dellu ba di leen di jaamu ñu ngi bëgg a dellu ginnaaw koo fal da nga koy réglé ni ko régleel defaral lii parce que man maa la fal pour nga defar ko parce que kenn ñëw ñu la kaay ñu fal la yaay dañu fay leen ma ñu fal la do ba da nga réglé kon nit ñi am ngor am jom bañ a topp ñenn ñi ci li ñu nekk lance bi ëllëg dañuy wàcc bu fekkoon nga bàyyi nit ku xuloo moom dootoo nekk mën a dellu ci moom nañ gëm ni
nguur yàllaa koy joxe jeunes yi ñu ngi jub ay élection bu ku la woo naan la kaay yàqal mitudu jàmbur baag kaay jamal ma nit nee ko wol sa rakk mu jam ko rool sa baa nga dem police sax dénoncé ko ne ko kat daf maa sant pour ma jam nit parce que lay rey noonu tëj la ci kaso bii moom muy nekk këram ak rakkam di noos bu kenn jam kenn bu kenn saaga kenn bu kenn xas kenn nañu jeunes yu sain yu correct yu normal ëllëg ñoom ñuy mujj réew mii nangoo jàng nag lu waaye di jàng na nga ci góorgóorlu alxuraan ak école ak araba cem ak métier nañ góorgóorlu jàng ndax ëllëg ñoom ñuy yor réew mii bindkat daa wax ni wax ma sa ndaw yi réew mi ñu mel ma wax la sa réew fu ñu mujj ëllëg bu fekkee ndaw ñu sàggan la ñu am ak ñu lompoñ ñu réew mi day mujj na sax du baax bu fekkee am ndaw ñu taxaw ju dëgër nag ngir soqi réew mi mais réew mu baax la ñu am ëllëg te Sénégal war naa baax magat tonton Ngaye lan nga waroon a wax loo xamante ni si rek ñun comme que xel day fàttu ñun fàtte nañ ko ca fàttali wuñ la ko waaw déjà laaj nga lépp gën a góorgóorlu rek culture yombul du lu yomb mais du lu jafe ndax lu waay bëgg du jafe lu waay bëgg dafay yomb ci yow ñu gën cee góorgóorlu fas jom ak ngor culture neex na li ñuy wane nii réew mi ko moom moo tax duñ ci fayu kaay leen ñu xool nañ daan léebe démb nañ daan ngomaare nañ daan njame nañ daan laabaane nañ daan soqe nañ daan togge ngeen xool ko waxuñu dem leen ci mais xool li ndeke ñun ndeke yéen amoon démb ñu tegal la foto Serigne Touba maam El Hadj Malick nga jàngat ci ñoom ñu bari parce que amoon nañu ngor ak jom ak fit ba tey réew mi taxaw fii kon kenn ku nekk boo bàyyee sa xel ci loolu jàngat lu mel noonu mën ngaa jëm kanam mais man toujours même rajo bi may nekk ndaw ñi toujours li may wax mooy góorgóorlu leen bu leen kenn dugal ci ay saaga ay wax yu ñaaw bu leen kenn yàq lu waaye def nga xam dañ koy tere bàyyi ko ak lu mën a doon nag looy jël di ko moo xam loo tux wala looy naan bàyyi ko parce que baaxul ku gis mag nag am ci moom yërmande yërëm ndaw ñi te kenn ku nekk yiir sa doom xale yi ñu leen di yiir aussi màggat man loolu ak ma intéressé xale yi bàyyi ci mbedd yi ñu taxawaal rafetul franchement rafetul nañ ci gën a góorgóorlu jàppale xale yi jàngal leen ku jàngul école jàngal xuraan baa nga jàngi métier mais doom boo ko bàyyee sàggan ba ëllëg mu mel melakaan woo xam yaa ngi rus de mais manal culture moom ci laay xëy ci laay gont ci laa bëgg a faatu ci kàttanu yàlla parce que xam naa njëriñu culture lu mu doon. sa mot de la fin. waaw mooy maa ngi woo ñëpp ñu ñëw ci festival bi ñuy def lu ci waay indi nag xalaat ni boo ko ci waxee ñu yokk ko ci déwén ñu yokk ko ci parce que ñun ñoo ko moom liñ ci nam rek mooy suñu cosaan ñu téye ko yéen it di leen gërëm ci wàllu wi ngeen nekk parce que communication yombul lu ne ngay dégg lu ne lañ lay wax mais am noo xam da ngay dégg rek dem jëm ca kanam la parce que kenn ku ne boo sañ la ngay wax ni ñëpp yëg ko réew mépp yëg ko kon wax yombul kon maa ngi lay gërëm Babacar bu baax di leen ñaanal yàlla li ngeen nekk nii suñu borom gunge leen ci ba fi ngeen ci bëgg a yegg yàlla mën na ko nag am na ko ngeen yegg foofu mbaa sax lu raw seen njort parce que nag yow c'est pas facile nag pas facile lu ne ngay dégg lu ne lañ lay jéemal parce que kenn ku ne boo sañ image ba muy def génn waaye nag loolu yow yaay seet nu mu baaxee nga defee ko noonu kon yàlla na yàlla aar leen aar nu aar réew mi dëkk bépp jaay rasul. macha allah merci beaucoup tonton Ngaye ça a été un plaisir kontaan nañ ci yow wax ji am na solo ni ñu koy waxee saa su ne fësal na ni moom ki nga xamante ni si moom ngeen doon seetu muy Amta Culture bi dégg ngeen li mu wax dégg ngeen message yi nga xamante ni si yu am solo yi nga xamante ni si wax na ko fi appel bi aussi ñun ñëpp ko déggandoo kon na ko ñëpp wuy si jeunes yi nga xamante ni si xamuñu ko nañ jéem a découvrir si lan mooy culture lan mooy conte ak ki nga xamante ni si moom mooy suñu tonton Ngari Mbaye occasion la pour ñun ñëpp tamit ñi ko xamul woon xam ko kontaan nañ ci ça a été un plaisir ñu àndanteeg ñi nga xamante ni si ñoom ñooy waa Leral.net nee naa leen saa su ne noonu lay defee day leer ba tax na Leral.net mi ngi fii ci biir Louga boo bëggee ñëw fi nga xamante ni si moom mooy suñu bureau da ngay ñëw rue de la Marme près de la grande mosquée nekk ci 3e étage incha allah suñu technicien boobu di nga ko fa fekk moom mooy Babacar Diop macha allah kontaan nañ ci moom man maa leen ko doon présenté Maguette Ndiaye au revoir. Leral.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net.